na ni ci démb rek tax na ba xol yëpp rek daal di tooy ndax fukki liir ak benn ñoo ñàkk seen bakkan fi nga xam ne rek moom lañ leen jagleel ca hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh bu Tivaouane tey nag askan wu bari ñoom ñoo fa ñëw ñu ci bëri nag di laaj mbir yi naka la xewee ak tamit jaaxle gi ñu am nag gannaaw ba ñu yëgee xibaar yi ñi nga xam ne ñoo di yaay yi mooy ñi jurtu tànk yooyu tamit ñoom ñoo nga fa wante ca salle bi nga xam ne fa la jëlee ba xewee mënaguñ faa dugg ndax dañ leen ni ñu xaar ñoom nag nee nañu waxtu wi ñi nga xam ne moo di seen néew tout tànk yooyu la ñu bëgg a gis wante ba tey nag dañ leen nag ñu daal di xaar directrice case des tout-petits di Maymouna Sissoko Khouma ñoo ngi koy xarandi fii ci Tivaouane ak tamit ministre bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr nee nañ nag tey bu 15h jotee dina yegg si fii ci Tivaouane rawatina nag fii ci hôpital bi am tamit ay kàddu yi nga xam ne rek dina ko yëkkati jagleel ko jëy yi nga xam ne rek xew na démb tax nag ba xol yëpp rek daal di tooy fii ci Tivaouane dëkk bu sell bi Awa Cissé. ñu jaajëfal la bu baax Xadi moom mi nga xam ni moo ñu fas yéene toppal li nga xam ni moo xew foofu laata loolu dañuy dellu si ci jiyee ji loolee démb ca guddi la woon fi nga xam ni mooy service néonatologie hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh foofee la yëf ya daal di amee ki ñu teewaloon foofee di Papa Mamadou Ndaw feebar rek moo fi waaye feebar woo sax fii du fi ñëw waaye feebar moo tax ñu indi ko fi tam ma nga ne dafa lakk ba xam bu fa kenn nekkoon amaana dina am ñu raj waaye ñëpp a dee kenn génn lu tolloog fukk ak benn liir daal di ñàkk seen bakkan ci daay gi nga xam ne moo tàkk ca hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh bu Tivaouane jéyeego yooju nag daal di am démb ci guddi gi bi juróom-ñeenti waxtu jotee ba teg fanweeri simili ak juróom mbir moomee doon lu doy waar lool Babacar bokk ci ñi ko fekkee donc jëm nañ ko maîtriser mu wàññeeku bu baax bi sapeur bi ñëw fekk nañu affaire bi wàññeeku mais sapeur bi ñu ñëwee nag dañu arrêté lépp dañu ko arrêté man bi may fay xale yaa ngi si biir maa leen di gis ni mais mënu ma leen génn dañu parce que par lal da ngay gis lal boo xam ni par lal ay ñetti xale ñu si nekk ay lal kii finalement bi sapeur ñëwee ba ñu maîtriser kii bi si dañu wàccee xale yi yóbbu leen au premier dugal leen si benn salle foofu dañu leen mu dugal leen si benn salle jamono ji su fekkee ne police ak gendarmerie ñu ngi def seen i l'enquête waajuru ñi ñàkk seen bakkan am naqar lool sama doom démb laa ko gëj a gis ay dem naa ba yegg bëggoon koo nàmpal ñu ni ma dangay def ci biberon bi meew bi après dañ koy faj buñ paree jox ko mu nàmp man leen kañ laay ñëwaat ñu ne ma suba mardi bee passé la juddu démb lañ ko doon tudd. jàpp ne ki nga xam ne mooy ministre de l'intérieur jot naa ñëw ca bërëb ba ànd ci ak ministre Mansour Faye ak Yankoba Diatara waaye ànd tamit ak ki nga xam ne mooy directeur de cabinet bu ministère de la santé ñoo ñëpp daal di dem waxtaan ak waa kër ñoo ñàkk seen bakkan ci l'accident bi mu nekkoon Papa Mamadou Ndaw Tivaouane ngir rajo Sénégal. ni nga ko waxee noonu la ki nga xam ne mooy ministre bi ñu dénk wàllu bi réew mi ma nga fa woon waaye laata loolu njiitu réew mi moom nag ci gannaaw xarale yu yees yi muy naan ko tweet moom nag génn na métudlu li nga xam ne jot naa am fa nga xam ni mooy ci hôpital Mame Abdoul Aziz Dabakh ci noonu sax ci la yebalee bile délégation ñu man ci lim ministre bi yor wàllu biir réew mi kooku di Antoine Félix Abdoulaye Diome ak kii di Mansour Faye ak Yankoba Diatara ñoom ñëpp nag demoon nañ xool ana lan moo waral bile mbir ñu teewlu ko kooku di Antoine Félix Abdoulaye Diome. président nag wax ñu ni boo leen yeggee na ngeen ma massawul bu baax ñi nga xamante ni ñooy yaayi xale yi massawul ma seen ay famille waaye tamit ngeen massawul ma te xamal ma xalif général des Tidiane ni ko lii nga xamante ni mooy tiis wi am tey Tivaouane ñoo ko bokk man ak moom man ak njabootu Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu bi yëpp waaye tamit population Tivaouane yi fi nekk ak ñi nekk Sénégal yëpp tey ñoo bokk am tiis mu ne ma ci saasi nañu ubbi benn l'enquête ngir xam li xew lan moo ko waral waaye bu weesoo du ci yam wax na ni nañu saytu yi lépp loo xamante ni mooy jumtukaay te ñu war ko jëmale ci xale yoo xamante ni dañuy doore gane àdduna soxla ay machine taxawu leen ngir seen wér-gu-yaram dinañ ko def fii nga xamante ni mooy Tivaouane waaye tamit dinañ ko def fépp foo xamante ni hôpital la ci Sénégal te service bu mel noonu nekk kon loolu moo doon kaddu yónnent bi ma ànd ko ak sama natango ministre yëpp di dellu di massawu yaay yi waaye tamit di massawu ñi nga xamante ni ñooy njaboot yi teg ko ci loxo Sidi Aboubacar Sy Mansour mu tegal ñu ko ci njabootu Tivaouane yëpp ak ci fépp
fu nit nekk ci Sénégal. bi ñu ñëwee fekk nañ fi gouverneur u Thiès fekk fi préfet wu Tivaouane fekk fi directrice su hôpital bi waaye ñi nga xamante ni ñoo ñu teeru bi ñu yegsee ci hôpital bi mooy directeur u cabinet ministre de la santé nga xamante ni secteur bi secteur am la muy secteur u santé dafa am liggéey bu mu doxee woon fële ca Genève muy assemblée générale organisation mondiale de la santé mais bi xew-xew bi amee ci saasi président daf ko ni na wëlbatiku ndax li xew tey ci guddi fii ci Tivaouane. kooku ngeen doon tawlu di ministre de l'intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome moom mi nga xam ne teewoon na fële ca Tivaouane ñeneen ñu teew ca Tivaouane muy nag ab équipe boo xam ne ministre de la santé moo leen fa yebal ka jiite sax bile équipe mooy directeur de cabinet foofee sax ñu ngi xamal ci ab communiqué boo xam ne ministère de la santé moo ko fësal ne daal am na ab cellule de crise boo xam ne fa sos nañ ko foofee ngir daal di jàppale ñi nga xam ni ñoo ñàkk seeni tout tànk ba tey ci bile communiqué mën nañ cee jàng ni ministre bi nga xam ni moo yor wàllu wér-gu-yaram moom nag ma nga woon ca Genève waaye dakkal na tukkeem boobee kooku di Abdoulaye Diouf Sarr ña ngi koy xaarandi fële ca Tivaouane kii di suñu reporter sax Khadioum fësal na ko léegi ci direct bi ba tey ci xabaar yi jàppale ni ministre conseiller bu président de la République Cheikh Mbacké Sakho moom nag génn na àdduna ci alxamis bi gannaaw nag mu amoon feebar bu ko tëraloon mu yàgg ko kee di Cheikh Mbacké Sakho moom nag mi ngi yor woon lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu diine. rajo Sénégal xibaar yu wóor. ñu daal di dellu si ci beneen ponk xabaar yi mu jëm nag ci wàllu ascension tey jii nag ci alxames bi li ko mbokk jàngu bi di fësal moom nag kii di monseigneur Benjamin Ndiaye moom nag démb ñu ko doon dalal fii ci rajo Sénégal dellu si na ci solo bi lee feet muy ascension dañ koy teewlu ci micro Dominique Kama. ci ñeent fukki fan gannaaw Pâques la Yeesu yegg ca asamaan balaa mu dem nag dafa am li muy wax taalibe ya feeñu na leen joppi yoon ne leen maa di deewoon dekkaliku na léegi nag maa ngi delloo sama bàyyi leen ak mission yéen a war a jël seen responsabilité fu ñu toll te responsabilité boobu pour mu gën a dagan dinaa leen yónni xel mu sell mi ndax muy jàppale leen ci seen témoignage donc ñu ngi xaar xel mu sell mi pour gën a woone jikko ju matarooy ci li ñuy dundee. ascension dafa doon comme dimanche kon nag chrétien bu ne war na dem messe dina am ay messe ci paroisse yi te defe naa ne li ñu gën a jiital mooy daal ñu xam ne sunu destination du fii ci àdduna si sunu destination mu ngi ci aljana foofu la ñu Yeesu jiitu. day firndeel ne ñun itam bés yàlla dinañu yëkkati ak sunu yaram yi. ba ñu nekk ak yàlla di baneexu ci sunu nekkinu nit ak Yeesu Krista. kooku di monseigneur Benjamin Ndiaye doon dellu si ci feetu ascension boobee sax ci njeextalu xabaar yi dinañ dalal kii di abbé Alphonse Birane Ndour mooy curé paroisse Saint-Paul bu Grand Yoff dina seq waxtaan ak Joseph Goethe Sané ñu daal di woyal dem fële ca Kaolack foofee nag ñi yëngu ci wàllu tasum xabaar ñoom nag ñu ngi leen doon tàggat loolee jëm nag ci wàccaayu élection bu jëm ci wàllu tabum député CNRA di kër gi nga xam ne mooy yor wàllu saytu bi ci audio visuel moom nag moo koy amal gannaaw nag mu def ko ci yenn région Kaolack nag ña nga xam ne ñooy yëngu ci fànn woowee ña nga leen doon tàggat dañ ci ànd ak Marianne Senghor. li bees ren ci liggéeyu CNRA mooy dañoo bind benn téere boo xamante ne pour taskatu xibaar bi la ñu tënk ci ni mu war a doxalee saa yu élection amee ki yore communication mbootaayu ndaw reporter yi fii ci Sénégal nee na téere boobu dëggantaan daf leen di fàttali seen responsabilité ci métier tasum xibaar Amadou Sabar Ba. taskatu xibaar bu fekkee ne def na liggéeyam démocratie bi dina dëgër benn phrase wala benn virgule mën na taalub dëkk moo tax ñuy fàttali ne tey jii nii taskatu xibaar liggéeyam lan la ak tamit fan la war a yem xam ne du am par te lépp lu muy wax dafa am ci fu mu koy teg boo jotee xibaar di nga ko vérifier saytu ko ba wóor na ne xibaar bi wér na waaye tamit bu fekkee ne wér na est-ce que war nga koo diffuser ndax xibaar mën nga koo diffuser mu wér mu taalub dëkk ci la ñu ñëwee fii di fàttaliwaat lan mooy responsabilité journaliste ngir nag taskatu xibaar yi mën a liggéey ci anam yu mucc ayib ci élection législative yi ñu jëm njiitu CNRA mu ngi dalal xel yi que ne daañu def seen kéemtalaay kàttan ba benn manquement du ci am Babacar Diagne. mbir mi dafa am solo lool ci ñun ci liggéey nag ak convention jeune reporter du Sénégal wax
leen li war ci élection bala muy ñëw su ñëwee ba pare ak bésu vote bi lu ci nekk rek dafa am taxawaay bu journaliste war a taxawee bu ko deful rek musiba erreur bi ñu gën a def mooy leader bi voté ba pare nga ne ko waa yow noo gisee élection yi man man de yëpp baax na nañ ma woteel te loolu rëq-rëq la kenn warul def campagne bésu voté lu ko laaj kay mooy est-ce que urne yi bu mu demee yëpp a nga nekk en place est-ce que bureau de vote bu ubbi na à temps yooyu la war a wax dëkk bi nag ci wàllu presse am nañu ay problème maanaam daal métier mi dafa am ñu bëri ñu ci juux chroniqueur animateur di ci def loo xam ne lii mara détail dañu bëgg daal fi lekk ñu ngi fi lépp loo xam ne du yoon te texte yi mayo ko ñu taxaw ci. gannaaw Kaolack CNRA mu ngi jeexale tournéem ci Tambacounda 22 fan ak juróom-ñaar ba 22 fan ak juróom-ñeent ci weer wi ñu nekk Mariane Senghor Kaolack rajo Sénégal. ñu dellu si fii ci Ndakaaru daal di jàpp ni réew Sénégal moom mi ngi gën a dëgëral jëflante ak réew Autriche ci noonee sax lu toll ci juróom-benn ay bërëbu liggéeykaay mooy entreprise ñoom nag. fas yéene nag ci domaine yu ne daal di amal ay liggéey daal di koy siq ak seeni naataango yi nekk fii ci réew mi loolee nag démb lañ ko doon fësal dañu ci ànd ak Wuri Diallo. waaw beneen poñ bu nga xamante ni juróom benn entreprise yi lee bokk nañ ko mooy que ni ñoom ñëpp dañu fulaal écologie te itam ñoom ñëpp ñuy yëngu ci wàllum technologie verte loolu nag intéressé na bu baax état wu Sénégal Amadou Lamine Guissé mooy secrétaire général ministère bi yor wàllum environnement ak itam développement durable. projet yi ñu bëgg a indi jëm ci wàllu environnement nan la ñuy ñoŋalee suñu nekkin ci wàllu alam bi ñun nag ñu xamal leen ne Sénégal dañoo am gis-gis ci li ñuy wax plan Sénégal émergent vert fexe suñu nekkin boo xam ni lépp lu ñu wër ci opportunité mën nañ ko exploiter waaye nan lañ ko exploiter de manière durable. juróom benn entreprise yi la ñuy yëngu ci domaine yu wute assainissement énergie transport waaye lu gën a am solo te entreprise yooyu la di ko wone mooy que ni bu ñu sukkandikoo ci directeur bi yor environnement ak itam établissement classé entreprise yi mën nañu créer ay emploi Dramé. ñu travailler avec le secteur privé bi nga xamante ne moom moo nekk Autriche ñu xool naka la ñu mën a defee transfert de technologie fii ci Sénégal ngir bu ñu utiliser ndox ñu utiliser ko ci anam yu mucc ayib mbalit mi ñu ngi koy traité ñu traité ko ci ñoo xamante ne du indi ay jafe-jafe ci alam bi. Excellence Gerlinde Pachinga mooy ambassadeur réewum Autriche fii ci Sénégal. Les compétences clés sont l'énergie renouvelable. liggéey bi dañ ko war a jëmale ci wàllum énergie renouvelable wàllu courant wàllu technologie ci diggante gox yi wàllum tourisme. moo tax nag dañoo war a rek joxe lu bëree bëri ngir jokkalante bi suñu diggante ak Sénégal mën a dëgër bu baax. pour intensifier la coopération avec le Sénégal. en tout cas ñoom juróom benn entreprise autrichienne yooyu la wane nañu seen volonté ngir liggéey ak Sénégal léegi nag état bi mooy décider li war a am. ñu dem fële ca diwaanu Ziguinchor foofee nag Puba moom nag mi ngi jàppale askan wa yeewoo ca Mahmouda Ngoundé Doumbé mooy nekk nag ci commune Niassia ci noonu sax jët nañ leen ay jumtuwaay loolee nag daa di jëm ci wàllu tabaxaat seen dëkkuwaay mu mel ni sax loolee ab gunge la ngir ñi nga xam ne ñooy askan wa dawoon daal di mën a dellu si waat si seen i biir kër dañuy teewlu Rachel Koli Boucal secrétaire général ministère bu développement communautaire équité sociale et territoriale moom la ñuy teewlu ci micro Younous Diédhiou. dañ fi ñëw Ziguinchor pour indi matériel jox ko gouverneur jox ko sous-préfet Niassia jox ko aussi chef de village u Mahmouda nga xamante ne ñëpp xam nañ ne village boobu dafa bokkoon ci village yi nga xamante ne crise Casamance bi daf leen laaloon. ce qui fait que population yu bëri dañoo dawoon dem faneen léegi nag nga xam ne am na sécurité que jàmm bi ñëw na ci côté boobu donc dañ leen di jàppale ñu mën a ñëw ñibbisi donc ku ñibbisi il faut nga am foo dëkk il faut nga am foo fanaan donc loolu moo tax Puma tey ñëw indi matériel de construction indi nañ fi 50 tonnes de ciment ak fer à béton indi nañ fi aussi 1000 tôles zinc indi nañ fi 400 tiges rognées indi nañ fi 5 toilettes mobiles yoo xamante ne loolu geste bu njëkk la rek yeneen yi ñu ngi ñëwaat te nañ si xarañ ba nga xamante ne nañu jàppale nit ñi bu baax ñu ñibbisi ba pare dëkk programme bi nag programme d'urgence la te ku ne urgence moo ne il faut mu gaaw defar loo xamante ne nit ñi dañ si gis seen bopp.
fii ci Ndakaaru directeur général bu caisse de dépôt et de consignation ak ki jiite compagnie générale immobilière bu Sahel ñoo amaloon ab nemmeeku ci fi nga xam ni moom lañ fas yéene duppee la cité du parc muy nag fanweeri hectare yi nekk ci ancienne piste aéroport Léopold Sédar Senghor ñoom nag fas yéene nañoo daal di amal bi les sites ñu ñuy xamal ne sax foofee genn wàll ga sax wala loo ko ëpp moom nag jaay nañ ko kii fësal loolu di Abdou Khafour Touré mooy directeur général bile compagnie ñu daal di koy teewlu mu daal di ñuy xamale ak la ñu nam ma def ci bile cité ci micro Dior Ndiaye Cissé. xam nga site bii ñu nekk nii état du Sénégal moo ko jaay caisse de dépôt juróom-benn fukki milliards mètres carrés bi 200 000 léegi nag état du Sénégal laajoon caisse de dépôt pour mu développer ko valoriser ko ba site bi nekk bu dëkkuwaay parce que fii boo fi ñëwoon daaw àll la mënuñu fi woon taxaw donc caisse de dépôt ci loolu mu jël commercialisation bi dénk ñu ko pour ñu xool naka la ñuy def ba jaay développé ko ba mun ko jaay ba nit ñi sénégalais yi soxla ko ba pare ñu def fi investissement bu am solo ci fukki milliards ak ñett ci li nga xam ne nii mooy viabilisation bi jaay mi dafa xaw a sori daanaka genn wàllu looyu jaay nañ ko aujourd'hui ñu ngi ci 35 milliards buñ koy xayma ci li ñu jaay pour ñun jaadu na ñu woo clients yi lu mat 300 clients ñu ñëw gisal seen bopp li nga xam ne nii jënd nañ ko fi ñu toll ci liggéey bi ndax ñoom dañ koy fay ci ñaari at te fi ñu toll nii juróom-ñeenti weer jàll na te pare nañ travaux d'assainissement yi terrassement yi à 100% ñu ngi commencé semaine bi travaux réseau yi assainissement réseau eau pluviale après moo si topp ak bitumage ak bornage loolu yëpp ñu ngi koy def moo taxoon ñu woo clients yi ñu ñëw fi tey. balaa ñoo dem ci tàggat yaram li xabaaru biti réew la jàppale ne gouvernement bu Gambie ñoom nag nee nañ noppi nañ daal di àtte ka fa nekkoon njiitu réew di Yaya Jammeh ak ñamu doon àndal ñooñee sax toll ci ay lu toll ci juróom fukk wala juróom-ñaar fukki nit yoo xam ne daal ñu ngi leen di toppee ay ñaawteef yoo xam ne ña ngi ko doon def jàppaleen ni Yaya Jammeh daal lu toll ci ñaar fukki at nag nekkoon na di jiite bile réew loolee nag daal di tukki ci rapport bi nga xam ne commission vérité et réconciliation doon amal ñoom nag ñoo ko fësal. rajo Sénégal tàggat yaram. tàggat yaram dañ ci ànd ak Tandaxa Ndiaye Tandaxa nuyu nañ la. ñu ngi lay fay bu baax a baax aussi. mu mel nii dañ koy tàmbalee football waaye suñu biir réew. waaw suñu biir réew mu di nag quart de finale coupe du Sénégal loolu nag xam nga ni tey jii diggante Dakar ak Thiès la ñuy def ñaari match tey jii si ngoon match yooyu nag mu ngi door bu 16h jotee fale nga xam ni moo di Ibrahima Boy foofu Étoile Lusitana moo fay dalal équipe bi nga xam ni l'équipe bu Ligue 2 la mu di Thiès FC si waxtu woowu sax fale si Ngalandou Diouf bu Rufisque dana am beneen match diggante ñaari équipe yoo xam ni ñoom Rufisque la ñu dëkk Teungueth FC si Ligue 1 ak AGEL mu di nag club de National 1 ñoom nag ñooy joué match boobule ba tey ñu wax rek ni supporteru ñaari équipe yi dirigeant wu club yi nee nañu daal ñu dal di joué match bi si jàmm ak si sutura mu bañ a am benn jafe-jafe ndax rek sport la 90 minutes wala lu ko ëpp tuuti bu jeexee dal dina sotti. mu mel ni démb nag ñaari équipe ñoom jot nañoo qualifié ci wàllu demi-finale. waaw mu di Ndar ak Ziguinchor boo xoolee fale Ziguinchor équipe bu Casa Sport nga xam ni sax fii mu nekk moo yore coupe du Sénégal moom nag dafa dal di éliminer Port nag équipe bu deuxième division la benn bal ci dara la ñu ko mujj gagné beneen match bi nga xam ne nag moo di qualification wu Linguère bu Ndar Linguère nag dafa dal di dalal équipe bu Jàmbaar gagné ko si tir au but maanaam série de penalty yooyu ndax nag bi nga xamee ni dem nañu prolongation ak temps réglementaire bi mu jeexee ñaari équipe yi kenn ku nekk dugaloon nga benn bi. mu mel ne dañuy des ci football waaye dañuy ñëw ci wàllu Ligue 1 ak seen wàccaayu 24e journée. waaw loolu nag mu ngi door nag samedi équipe bu Casa Sport nga xam ni nag moo nekk ci kaw li nga xam ni moo di championnat bi ñoom nag ak Génération Foot mi nga xam ni ñoo di troisième Jaraaf jël troisième wante rek jàpp leen ni ci samedi ji équipe bu Douane dana dalal équipe bu Jàmbaar bu Saly loolu nag bu 17h jotee fale ci Ibrahima Boy ñu wax rek nekk fale la ci Géejawaay ci dimanche ji nag dinañu wéyal yëf yi ak nag yeneen i match bu 17h jotee coup d'envoi wu match yëpp Jaraaf fee ci Iba Mar Diop ci lay dalal Dakar Sacré-Cœur Denis Biram Ndaw foofu mu di nag Génération Foot mi fekk ci dalal équipe bu Géejawaay football club Linguère fale ci Mawade Wade foofu nag lay dalal moom équipe bu Teungueth ci FC AS Pikine di daje ak équipe bu
Gorée match ba ma ngay am fale si Alassane Djigo match bi mujj bi nag dañu ko dal di dàq beneen match bi diggante Mbour Petite Côte la ak équipe bi di bu Seneps bu Thiès Casa Sport moom dafay dal di dalal équipe bi nga xam ni moo di bu Njàmbur bu Louga foofu nag ma ngi amee si Aline Sitoé Diatta. ñu daal di des ba tey ci wàllu samedi ak Ligue 2 moom itam dina amal lii di ñaar fukk ak ñeenteeli journée. waaw ñaar fukk ak ñeenteeli journée foofu nag dañu koy dooree si match yi nga xam ni moo di am fale nga xam ni moo di waa Diourbel mu di nag Sonacos ñoom nag wala dem feeti fale si Caroline Faye équipe boobu nga xam ni moo di Kër Madior bu Mbour Walidaan nga xam ni moo jël deuxième si classement bi ñoom nag dañuy dal di dalal fale si Maniang Soumaré équipe bi di Stade de Mbour ñoom ñoo jël troisième si podium bi fale si Alassane Djigo foofu nag Port moo fay dalal US Ouakam mu di nag choc bu mag a mag bu ñëpp di xaar li si des nag dinañu ko jouer samedi ak altine. laata ñoo tàggoo am nga ay xabaar gàtt. waaw mën nañu wax rek championnat d'Afrique de judo bi nga xam ne nag dana ubbi nag tey jii mu di nag ñeent fukkeel ak ñetteelu édition bu judo boobu nga xam ni moo di si continent bi Sénégal nag yóbbu na fa lu mat fukki tireur ak juróom fi mu nekk nag ñi nga xam ni ñoom la ñu yaakaar si ñoom moo di médaille d'or par équipe loolu daal moom la ñu visé ki nga xam ne nag moo di Mbagnick Ndiaye di porte drapeau bi nekk nag plus de 100 kilos moom nag yaakaar nañu si moom ak rakkam di Saliou Ndiaye moom itamit 81 kilos ci wàllu jigéen ñi kooku ñu xalaat rek ñi nga xam ni ku si mel nag kii di Léa Bruyé ak kii di Anna Siga Faye ñoom ñaar ñëpp xalaat nañu ni daal mën nañu indil dara dañuy jeexal ci wàllu basketball xam nga ni nag tey jii la ñuy def quart de finale bu coupe Saint-Michel mu di nag coupe boo xam ne bi bu ràññeeku la si Sénégal ñu wax rek ni bu 14h jotee Jeanne d'Arc mooy dajeek équipe bi nga xam ne moo di ASFA Dakar Université Club bu 16h jotee day dajeek équipe bu ASC bopp 18h nag si la Union Sportive de Ouakam di dajeek ville de Dakar match yooyu yëpp nag mu ngi am fale si stadium Marius Ndiaye lii moo fi ñëwoon ci xabaaru tàggat yaram aw si. ñoo jaajëfal la bu baax Tandaxa Ndiaye. rajo Sénégal kanu xibaar yi. muy pank bu mujj ci xabaar yi diñ leen ko doon waxee ci xët yi tey jii nag di alxamis muy nag